donc tu es le représentant de tous les jeunes. donc man keroog loolu laa fa représenté woon. keroog AGENIT la woon turu AGENIT la. mais représentant tous les jeunes. tous les jeunes waaw. te ma fier ci trop. mu neexoon ma trop parce que tamit surtout nag ci li ñu ma ko mooy commune réélection Nianing en commune. en commune keroog bu ñu toogee ci table ji. essence bi ñëpp yaakaar naa ñëpp gis nañ ko. waaw ci biir loolu nit ñi wax ne ndax dañ koy ériger en commune. man gëm naa ne Nianing dañ ko ériger en commune. ni ñu ko ériger en commune la ma waxoon laay waxaat. Nianing liy soxlaam tey. bokkul ak soxla beneen dëkk man nag xeeb ma benn dëkk mais man nag fi ma dëkk Nianing li muy dund ak tolof yi mu am man foofu laay waxee. Nianing war a tey maa dem commune ngir yor boppam koom-koomam. te ay doomam attan nañ ko. tey jii tey ku xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko piloté muy waa MEN les étudiants de Nianing. tey ñaata étudiants de Nianing waa ñoo nekk fac. dem ba créé benn association boo xamante ne nii mën naa ne même IRCOM bi ñuy wax mooy kuréelu étudiants yi nga xamante ne nii moom mooy communauté Malicounda bi. IRCOM tey boo ci génnoon étudiant Nianing yi IRCOM dafay dese lu néew la. Nianing bokk na ci dëkk bi ëpp ay village ëpp ay étudiants ci université. am na ñu nekk Dakar am na suñu nekk feneen. kon tey Nianing pare na tey ay doomam taxaw nañ tey pour wane la ñoom mën nañu yóbbu Nianing ca kanam. jërëjëf Assane Diack looloo am na solo trop waaye tamit monsieur Anne ñu gis ne fii ci Nianing dafa am ñaari xewet yoo xamante ne njàmbat fës na si ndax ndono am na fii ci yorinu dëkk bi ndaxte tamit suñu baay Malick bi mu fi jógee Ibrahima Sène la ñu jox dëkk bi bu fekkee ne sax jëluñu woon intention ndono ku xool da ngay gis ne ndono la mairie bii di ñëw ndax ndono gi day wéy wala da nga yaakaar ne gars yi dañ koy dakkal ah. yaa ngi fu mu nekk nii problème bi xam nga fu mu nekk nii. ndono nga wax. waaw. ndono amu fi woon able moo dénkaane moo fi nekk. ndénkaane rek a fi nekk. moo fi ndono amu fi woon. ndénkaane moo fi am. Baye Malick bu mu demee dañoo dénk Abraham. Abraham nekkul woon loolu chef de village bi dañ ko dénkoon. dañ ko dénkoon. waaw. il est libre. tey moom. mu ñëw samp ndëndëm ci biir gars yi. tey mën na samp ndëndëm ci biir gars yi teg ndëndëm ne moom itam daa bëgg. dafa bëgg. waaw. très bien. ndax. daa am ay facteurs aussi yoo xam ne lu war a tax tey moom ci boppam moom Abraham mu mën a samp. est-ce qu'il est bien placé moom Abraham selon li ñu gàkkal deram ci yorinu dëkk bi. pour mu nekk ko am ñoom fii mu ne nii. nelawu fajar la ku jëkk yeewu ne sangu. waaw. gars yi xëccoo kenn tanewu ci morom ma. au contraire nag. am na ci biir sax boo leen bëtee ba mu yàgg. am na ñoo xam ne moo leen tane. ci seen biir. kooku si yow fan nga teg loolu. ba yaakaar ma ko teg dama koo xam. waaw bisimilah bisimilah. waaw dama koo xam. dund ko. mais ba léegi. Nianing soxla na ses enfants. ay doomam ay intellectuels. yu man di xam-xam yu mën a gérer dëkk bi ëllëg. ndax lii ñu nekk di ko dund fi mu nekkee nii. ak doom di juddoogu ñu koy daggali ay mbootu fu ne. ak di yéeg la ngeen tën. doy na. loolu day waxi olof la léegi olof la. waaw olof la doom di juddoogul ñu dagg. ñu wuti mbootu. wutal ko mbootu. wutal tàkkal ko bésu ngénte. te juddoogul am na fi. am na fi dëgg la. am na fi dëkk bi. loolu yëpp ci càkkuteef. yëpp càkkuteef béréb bi. dëgg la te béréb bi nag buñ ko tegat ci loxo n'importe qui. bii dëkk. fi mu ne fii ñu jëm xam nañ li ñuy defi. te bu ñu fa yeggee dañ xam ne nañ ko doxalee. bii dëkk. du question affaire u chef de village. chef de village bi mu mettee seen maama fi nekkoon nag bu leen fàtte loolu aussi. très bien bi ñëpp di daw. ñemu ñoo ñëw Nianing. seen maama fi de woon de. bàyyi ko foofu loolu mooy firi bu démb amul woon tey du ne xaw ba tey ñu yem ci waxtaan boobu Assane Diack yow Assane ban gis-gis nga jàpp Nianing toll na ci juróom-ñeenti béréb diwaan yoo xamante ne ñoo sos dëkk bi di ay quartier am benn chef du village am na nag kàddu goo xamante ne biral nañ ko mu jóge ci njiitu réew mi monsieur Macky Sall son excellence moom biral na ne càkkuteefu toogaayu béréb yi maanaam mairie yi comité rural yu bees yi nañ ko doon defee noonu dañ koy dakkal bi la yoon askan wi ñooy faral seen bopp ki ñu wóolu yéen xalaat boobu est-ce que doomi Nianing doy na leen ak nañ ngeen ko jàngate. waaw xalaat boobu comme ni ko Anne waxee léegi moom lay waxaat parce que tey actuellement fi mu nekk nii na ñëpp jàpp ne maanaam fi ñu jëm nekkatul loo xamante ne nii ay pépatal ak ay ndono fi ñu jëm fi mu nekk nii nit ñi ñooy choisir te actuellement fi mu nekk nii dëkk bi toll na foo xamante ne nii amatul kenn kuy nelaw mbaa ku nelawoon tam fi mu nekk tàpp nañ la ba yaa ngi ne bëri taxaw di xool fi yëf yi jëm kon nag li war mooy comme ni ma wax léegi dafa am loo xam dafa teel maanaam liir bu juddóogul mu dog ñoo yëg la ngeen téem ba dagg mbootam ba yëg la ngeen téem te muy wax dëgg léegi olof la nag mais loolu dafa tekki lu bari
maanaam li nga xamante ne moom dañ naan ñëw dañ koy dagg commune tey jii taw nga bëgg a taxaw ne candidat mais candidat nga ci kaw lan ci fan il faut que ñu tey parce que loolu dafay indi benn kërël suñu diggante parce que su fekkee ne tey yow dañ ñëw Tahirou Gaye candidat la man ma jaxaw ne man Assane Diack candidat la tey jii tey ma Tahirou affinité ba ñu amoon dana commencé wàññeeku parce que kenn koy naan Tahirou la mu bëgg moom la Assane bëgg moom la Tahirou bëgg. daa mel ni loolu mas na leen a wax ak ñoom ñuy sàkku. waaw parce que loolu su ma waxee ñoom ñi nga xamante ñooy wax. dañ koy sentir te loolu baaxul ci li nga xamante ne tey ci ñun ci loolu lañ jublu. ñi nga xam luñ bëgg bennoo lañ bëgg pour jëmale suñu dëkk ci kanam. bennoo mel ni ñeneen doon benn. bokk benn xam naa ne. maanaam parce que boo jëmee ci wàllu pal ak pal parce que gis-gis duñ bokk. couleur yi duñ bokk. mais nag dañ xam ne ñun ñëpp ñoo bokk luñ bëgg. parce que gis-gis yëpp mooy lan pour defar ñeneen ñi. bu fekkee loolu ci loolu la ñuy wax lañ gëm. fekkee ci li ñuy wax loolu lañ gëm. suñu gis-gis yëpp mooy bëgg a defar ñeneen ñi. bëgg a développé ñeneen ñi. ñeneen nag boo koy développé da nga ko war a wane avant ñu yoppalam pal. mais bu fekkee da nga jiital pal nag man damay gis ne am na leneen lu nekk sa ginnaaw. am na leneen loo sentir. da ngay bàyyi ba nit ñi la yow lañ bëgg yow lañ fal ñu fal la. jërëjëf Assane Diack kàddu googu leer na waaye tamit monsieur Anne le consultant dañ fiy dalal suñuy mbokki antiquaire ñoom itamit am ay kàddu yu bëri yoo xamante ne jàmbat nañ ko nga gis seen taxawaay ak càcc ji nga xamante ne am na ñuy rax ci seen biir ak kilifa yi nga xamante ne jël nañ ay béréb dénk ko ay ndaw te loolee tamit jàmbat bi fës na ne du yoon nañ ko dakkal yow lan ngay xalaat ci loolu ban xalaat nga am ci loolu. loolu li nga xam ne tey suñu bokk marchand yi wax nañ ko fii. ñooñu dañ leen ni ma la ko mën a waxee ay nit lañu yoo xam ne dañuy liggéey di daan seen doole. am ndoxum bu dugg seen biir nar a yàq seen adduna. te seen yaakaar fa la féete. ñooñu dañ leen war a dimbali d'abord. d'accord 2001. la ñu fi indi woon waa SAPCO. Ndoy bokkoon na ca Oligui bokkoon na ca. ak kan bu SAPCO. bi ñu ñëwee li ñu fi jëkkoon a indi plan yaa nga SAPCO ba léegi mooy fan la ñu war a def marché artisanal bu Nianing. muy village artisanal. mooy village artisanal fi mu waroon nekk. mooy fi mairie def ko kii tey. kan moo ñu recevoir Ousmane Faye maa Ousmane Faye la ñoom Ousmane Faye moo ñu recevoir. ancien président foyer des jeunes de Nianing. moo ñu recevoir kan. jour boobu fu fekkee ne ku ko fàtte mooy jour ba boo liggéey mayee waa foyer benn ordinateur. amul kenn ku des SAPCO keroog ku ñëwul fii. ñoom seen bopp affaire boobu ñu dem di dem ba nga xam ne ci li ma dëgg. ci éco yi ma dëgg. ñu ne conseil am nañu ay conseils yu ne ci suuf. nee nañ loolu mënul ne. parce que foofu ñu joxoñ eaux et forêt la. te man ci mag ñi ma fekk fii ci dëkk bi. 73 la ñu indi ci dëkk bi. mag ñi ma fekk nee nañu ne. foofu moo nekkoon Kër Clément. kon waaye forêt moom ko def koo barbare. pourquoi doomu dëkk mënuñ cee avance boobu fu ñu daan seen doole. man li ma gis tey fee. système bi ma gis fee defarul dëkk bi au contraire da koy yàq. da koy yàq. ndax lu toll ni hôtel. nga ñëw jël miiram. maanaam barbaram. nga samp fa ay néegu ñax tabaxoo ko sax ndaa ay néegu ñax def fa ay criqueté ak xaw ma ay zaqet ne da ngay jaay aar développé woo dëkk ba image dëkk ba ngay yàq. très bien loolu tamit am na solo trop defaroo dëkk ba image yu dëkk ba ngay yàq mbokk yi ñu nekk ci cëppandal du lii di réer ci Nianing waaye Assane ñu bëggoon a indi benn xalaat lan mooy rôle jigéen ak xale ci jamono ji ñu toll dëgg ñu gàkkal deru Nianing. parce que tamit am na tourisme bi d'accord mais tourisme yi ñu jéggal ma dafa am lu tubaab di tuddee tourisme sexuel maanaam tubaab bi nga xamante ne dafay ñëw fii yàq gone yi. yéen ban jàngat ngeen di fa am en tant que association des jeunes. waaw man jàngat ma si am foofu en tant que association des jeunes en tant que li nga xamante ne dama koy dund au niveau du village di ko gis. parce que tey itam mën nañoo xam ne mën nañu gàttal deru Nianing. mais mën naa la wax ne boo ko doon xool ñi nga xamante ne tey ñoo fi doon def. ñi ci ëpp dëkk ñu fi ay wàllu yàlla ñëw fii. xëy na nag ci loolu nag li muy yàq mooy ñi fi dëkk nañ dem ba di roy ci ñoom. parce que bu ñu gisee tey nga topp ak tubaab ba am ci loo xamante ni maanaam naka sudul noonu la. ci dafa ko ci naka sudul noonu. kee mën na bañ a gis inconvénients yi. mën na ñëw topp automatiquement mu topp la. am na ñoo xam ne loolu fi indi. mais am na ñoo xam ne toujours loolu indiwu leen fi dañoo ñëw pour xam Sénégal pour dem. mais ñun suñu bopp ñun ñoo war a xaar suñu bopp ba nga xamante ne li nga xamante ne tey mooy rôle jigéen ci wàllu tourisme wala rôle jigéen ci dëkk bu mu dëkk li ko war mooy képp kuy dem ku du ñëw ci dëkk ba
bu delluwaatee buy dem di wax ci dëkk ba mu wax lu rafet ca jigéen ña wax lu rafet ca ndaw ña ndax lan ndaxte gis na ne ndaw ña jël nañ seen mel nañ ñu war a mel ci wàllu développement ci wàllu maanaam comportement ci wàllu éducation parce que loolu dafa am solo parce que loolu moom mooy image bi lépp moom mooy base bi lépp sans éducation dara mënta am mais su fekkee ne gan gi ñëw pour fekk ne moom loolu moo ko indi mu def loolu bu demee lan lay wax moroomam ki nga xam loolu moo ko tax a jóg boo ko bëggee au Sénégal rek demal dëkk sàngam tout à fait tax ma loolu nekk na image boo xam ne image bu yàq lay doon bu ñaaw la te nag bu ñu ko xoolee ba xool nag tey mën nañu wax ñeneen mais boo dee xool ci maanaam jamono ji moo ni bindoo tey gone ba wala gone Dakar ñëpp a yem tout le monde ñëpp ñoo yem parce que ñoo bokk émission yi ñu seetaan ñoo bokk film yi ñu seetaan ñoo bokk internet bi ñu surfé kenn ku nekk nag loolu fa yóbbu mais ñi baax ba tey ñu ngi baax ñi baax ba léegi ñu ngi baax mais terewul tamit loolu yëpp Assane bu amee dëkk bu nekk war nga am loo xamante ne mooy baatu dëkk bu xamante ne gan bu ñëwee war na ko fa mën a samp dund loolu donc tegal foofu sa loxo nous les jeunes ñun ñi nga xamante ne ay jeunes lañ particulièrement njëkk ci man dañoo indexé ci tuxum yamba ji naan sàngara si dugg ci caga yi te loolu dafay pérenniser une jeunesse yéen mag ñi ban xalaat ngeen ci am pour mu saafaraw téere bu ne morom ma lañ koy jànge téere benn téere jàng wuñu ko dul ci morom dëgg la looy tekkee loolu li may tekkee loolu mooy xale yi dañ leen waroon a éduquer à l'avant balaa ñu éduquer xale na ñu éduquer suñu bopp ñun mag ñi ci gàttal kon daal loolu xale yi kon nag ne mag ñun ñi nga xam ne ay mag lañ ci sama bopp laay commencé damaa war a jëkk yar sama njaboot woon leen naka la balaa man sama bopp damaa war sama bopp laa war a jëkk yaru d'abord balaa ma yar sama njaboot bi mais doom daa am lu muy jël ci baayam daa am lu muy jël ci yaayam loolu lu am importance dañ koo xeet mais mbir mi ci biir kër yi la ne ndax tey lu ñu dóoree xale yi ci biti est-ce que gisuwuñ ko ci biir kër dafa ñàkk moo tax xale yi balaa ñu leen di mbéj da nga daje xale mu fël la ci yoon wi dóor la mbàgg fii ci dëkk bi mais bu ko mere bàyyam a ko yarut ndax bàyyam bu ko wanoon ne kii sa moromu bàyyi la du def loolu moytul lii ak lii ak lii parce que xale bu bëggee moromu bàyyam dégg lu ko neexul dëgg la tey suñu dëkk bi yarin bi moo changé ñun ñëpp dañoo bëgg a bàyyi suñu gopp gi te dooni tubaab te loolu moom du gaaw a yomb du gaaw a yomb parce que xam nga tax du gaaw a yomb gattax gi du yàgg ci biir géej gi bu bëggee ne doonul jasi comme suñu consultant moom tey olof la fi doon tey carrément vraiment xalaat bi leer na wax ji rafet na ñuy fàttali ne ba tey ñu ngi ci simili yi nga xamante ne ñoom ñoo mujj Assane Diack ban kàddu nga xalaatoon ne bëgg nga ci waxtaan ngir indi ay leeral gën a sensibiliser la population te sama laaj yeggu fa waaw mooy xalaat bi mooy indi mooy li may gën a indi leeral mooy maanaam ci wàllu assainissement bi dama bëgg ñu waa dëkk bi xam ne assainissement bii nga xamante ne ñun tey moom la ñuy doxal maanaam yàlla moo ñu natoo tey yàlla moo ñu baaxee tey ñu initié ko mais nañ jàpp ne tey bu doxee ñun ñëpp ñoo ko doxal man foofu laa njëkk a teg sama baaraam foofu laa njëkk a lancé en plus de cela mooy fi ñu jëm ne maanaam dëkk bi dañ ko bëgg a yóbbu en commune ñun nañ préparé wu d'abord pour mën a wane ne firndeel ne bu ñu yóbbee ñeneen en commune ñu mën nañ ko yor suñu bopp ni ñu koy wane nag parce que bëgguma la léegi ñi bëgg ñu bañ a fay 1000 francs ci weer wu ñu leen di buubale mbalit dinañu fay 12000 francs par force non xam nga lépp la mooy tey ñu ngi teg loo xamante ne ni tey ay doomam tey ñoo gis ne maanaam dëkk bi soxla na lii te mootul xawaat comité daal mu taxawal ko pour sa sadal di laajte ñaar téeméer francs par weer boo ko doon xool matul fukki dërëm mbaa fukki dërëm di ko weesu par bés nit kii taxaw di jël mbayitam di ko def ci oto bi ba weer dee nga ñëw mooy la aw ma mbaa nga ñëw mooy la tuuruma ci oto bi kooku loolu bu ëllëgee bu ñuy demee commune nag kenn ku ne xam ne ne maanaam am na loo xam ne c'est obligatoire il faut mu leer parce que foog nit ñi xam fi ñu jëm pour boo demee commune ne lii amatul làmbatu da nga koy fay par force muy taxe yi da nga koy fay taxe ordure ménagère da nga koy fay kooku moom c'est clair et net da nga koy fay loolu nag boobaa nekkatu loo xamante ne AGEROUTE moo ñëw di rente ak yow di naxante ak yow pour ne damaa bëgg a defar dëkk bi nangam ak nangam ndox ma nangam loolu nag foofu laay wax foofu laay ootee pour ñu wane image ne ñun mën nañ doxal dëkk bi ndaw ñi taxaw nañ tey taxaw nañ pour doxal dëkk bi mais mag ñi nañ taxaw tam pour taxaw si jàppale leen pour ñu dem ci kanam dëgg la kon peccum liir bu neexee ndey jaate yi ca mbagg ya kon kay ndey fi mu toll nii ci jamono ji tembe ay mbaggam warta nagam an yow lan nga bëggoon a yokk nit ñi ci xalaat te yegguñu ci laaj yokk gars yi ci xalaat dama bëggoon ñu gën a yokk jàppale ñii
ñun créé woon nañu fi société gardiennage di fayeeku 500 francs par kër. dem nañu ba dañoo dàq suñu engins yi ci mbedd bi. ñun ci mbedd bi leen doon fanaan di dàqanteeg ay sàcc béy ak di nangu ay béy jàmbur di leen delloo ci biir. barki démb ci dëj bi sàcc ñëwoon na du leen ubbi ci bisu. waaw kooku moom am na wàllam daw na mais nag baax na. ñu ba mën laa xamal leen. commune fi ko wàññi di xaar. ak fa mu nekk ak a sori yoon. gis nga kii wax na la ordre ménagère. da nga luye sa kër waa commune bi nañ ñëw nee la nu fay ñu suñu TVA. te da nga ko dugal ci sa biir reçu bi nga war a fayee ko. te bu ñu paree da nga koy reverser dañ leen koy reverser trésor. te waa ñenn ñi bàyyiwuñ ci loolu xeet. ku nanguwul a fay kër chef de village 1000 francs impôt. nanguwoo fay ordure mbalit mii ñu nar a jël. ñaar téeméer. nanguwoo fay gardiennage 500 francs. ñu yóbbu la commune. nar laa fay loo junni ñaar téeméer. des na benn impôt bu garaaw. mooy maanaam kër gi nga dëkk waxuma la impôt. ci personnes yi. mais impôt annuel sur le bâti da nga ko war a fay. yooyu yëpp bu ñu leen dajalee loolu mooy ressource bi ñuy wëri te il faut ñu génnee ko ci nit ñi. te boobaa buur day am baat. buur day daal di am baat boo ko fay lu def ak yow nga fay leen. dëgg la benn lañ am bu fekkoon tey da ngaa bëgg a xam ñan ñooy fay impôt demal jëli registre ba seen kër chef de village. boo demee. dana la ne tant de personnes ñoo fay te nga calculer nag ñaata nga wax ne ñaata personnes la. 13000 habitants. si 13000 habitants. bu ci 50 personnes fayee impôt ci lay yem. est-ce que loolu mën naa yor commune. nañ fàttaliku ne am nañu benn fardeau bu diis buñ nar a yenn mu ngi nii suñu kanam di ñëw te bu ñëwee yàlla nañ fekk ñun ñëpp. amiin yaa rabbal ñu ko jijit fu ngeen ko foogoo. jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf vraiment ñu ngi leen di sant leen gërëm ci seen disponibilité waaye tamit ñuy fàttali leen rek tey moo nekkoon suñu juróomeelu xaaj ginnaaw bi nga xamante ne dalal nañ fi Ibrahima Sène mi nga xamante ne mooy chef du village bi jóge fa dem ci Abdou Sow mi nga xamante ne conseiller la ak ki nga xamante ne tamit moo di Pape Bassène mu warang ma dikke Fall ak yaa sant ñi ñoo fi toogaloon ñi nga xamante ne ñooy antiquaires yi waaye tamit ñu dalal bile yoon ki nga xamante ne moo di Mohamed And suñu consultant ak Assane Diat mi nga xamante ne moo jiite kuréel gi nga xamante ne moo di Agenit bokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen a saxoo di ñu seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ñu leen di sant di leen gërëm itamit di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan loolu ci yéen yàlla bi muy borom jàmm te képp ku mu jàmmal nga jàmm yàlla nañu yàlla boole jàmmal waaye tamit ñu gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ne itamit ñoo yore wàllu technique bi mais di ñaanal ñi tawat yàlla fëgg seen bopp ñu dellu seen jàmm yaram ñi nga xamante ne seytaane moo lëndëmal seen xel ba ñu duggul seen yoon nekkul buur teg ci ñoom loxo ba caabi féete leen ginnaaw yàlla na seen àpp jot ñu génn am tout près ci jéggalu bañ a delluwaat ci mbir mu ni mel way dawlu yi yàlla oyofal suuf seen kaw jéggal leen seen jumte te xaare leen àjjana ñun ñi fi desandi nag ginnaaw jàmm bi matul mbokk yi ñu ñaan suñu borom mu dolli ñoo xiir ci boppam dàqal ñu saytaane musiba ak balaa làq ñu fi yàq yeggul xéewal yi ñuy xëy di ko sàkku du càggante ne dund bëgg àdduna la waaye jekkal dund ngeeg jaboot gi la bu fekkee ne moonu jik yàlla na ko buur bi dogal ci ñun ci barke sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jëriñoo ko suñu tey bakkan mu nekkoon tey Ousmane Gaye Assane Diack ñaninginfo.com ak Mohamed Anne wasalaamu aleykum wa rahmatullah ba beneen yoon Dëngoo njaay nañu doon man benn ak benn ñu doon benn kàddoo kàddu yi doon benn gis-gis yi doon benn nañu jàppoo juboo doon benn bennoo booloo doon benn nañu tàppe xol yi doon benn bu ñu doon ñaar nañu doon benn Dëngoo njaay nañu doon man benn ak benn ñu doon benn kàddoo kàddu yi doon benn gis-gis yi doon benn nañu jàppoo juboo doon benn bennoo booloo doon benn nañu tàppe xol yi doon benn bu ñu doon ñaar nañu doon